mais salaam waa groupe éleveur professionnel maa ngi leen di ziar yéen ñëpp mais xamadi tey une race nit koo xamante ni xamu ko normalement war na am ay critères yu définir race yi ba nga xamante ni tey su ñëwee su xoolee race bi rek dina ko gis du am ay variation yu bëri tey ma delloo la laaj bi tey est-ce que tey jàpp nga ni nit koo xamante ni c'est un éleveur bu jóge fenn Maroc France wala Afrique du Sud tey soo ko jëloon tegal ko xar bu mel ni Saalum Saalum tegal ko xar bu mel ni Maïsra ne ko ñaari xar yi benn race la est-ce que dina ko gëm. champion Cheikh naa la maa ngi jégalu dama la wax te wuy téléphone ma la mais même boo ko tegaloon ñaari xar yooyu noonu bu ko gisee ci bët nii amaana ñàkk xam xaram dina ko pousser à ce que mu ne lii sax bokkut ci couleur ci forme ci yu bare 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 mais xam nga nit ki aussi bu fekkente xamul doo ko jugeloo da nga koy apprécier loo en quelque sorte léegi ci biir appréciation boobu nag nga won ko yenn éléments yi nga xamante ne moom moo waral différence de couleur bi am moom moo waral différence bu am peut-être ci bopp yi ci robe yi ainsi de suite ainsi de suite su boobaa je pense que dina mën a suivre sa logique explication dafa mel ni tey rek man boo ma doon day expliquer différence entre pur sang anglais ak pur sang arabe dinaa am jafe-jafe lool pour xam ko waaye su ma ci nekkee ñaari fan amaana dinaa ci jëlee la nga xamante ne dinaa mën a comprendre wax ci fu mu jëm donte du ma am suffisamment d'éléments yi nga xamante ne dina ma mën a permettre à chaque fois su ma gisee ñaari tibourage yooyu ma leen différencier. Amady foofu man ak yow duñu déggoo parce que tey man je pense que une race dafa war a am ay caractères yoo xamante ni moom mooy mën a tax ñu wax race mu am ay caractères similaires il peut y avoir nag une petite variation laa wax mais tey dafa am ay war a am ay caractères similaires et que tey suñu laadum yi am que les caractères ne sont pas similaires tu m'as donné l'exemple du pur sang anglais et celle du pur sang arabe donc tey pur sang arabe ak pur sang anglais tey soo ñu ko laajee ñu wax ma la sa borom xam parce que ñu yëpp ay éleveurs dañuy gëstu donc tey am na ay différence coupe bi forme bopp bi chanfrein yi vertèbre coccygène yi vertèbre lombaire yi et tout ça bokkuñu ko nombre de vertèbre sax bokkuñu ko donc race yi benn bu ci nekk te benn bu ci nekk mën nga wax lu tax mu am vertèbre tel loolu tax bii gaaw loolu tax bii ñeme loolu tax bii di respirer nii donc gars yi tànnuwuñu dañ ko teg ci lu précis lu wóor loo xam ne soo ko gëstoo da nga koy gis voilà foofu laay bëgg a waxee ba pare dama la wax que ni un éleveur étranger bu ñëw parce que tey élevage dafa am règle boo xam ne benn règle universelle la boo xamante ni moom la àdduna lépp di demee en terme de race voilà. Cheikh naa lu baax nagam waaw xam nga solo gi fa la nekkee mooy que ni comme ni ma la ko waxee sànq dernier sànq yow nga ma jéem a expliquer c'est pas du tic au tac nga ma mën a expliquer ba ma comprendre li ngay wax nii donte yow li nga expliquer lu leer naññ sa bopp la lu yombul loolu génnee ko ci sa làmmiñ la waaye bañ ma lay déglu ndax dama ko bëgg il me faut du temps pour mun koo comprendre il me faut du temps pour mun ko assimiler de la même manière su ma amoon benn étranger ñëw dinaa jouer ci benn stratégie xam nga benn stratégie daa jouer danaa xool sa origine bu dee africain nga si tu es mauritanien ou si tu es malien ou autre dina am benn point de départ ba nga xamante ne forcément laadum bi dina ko am en commun avec fi nga jóge mais di nga ko won yeneen différence yi nga xamante ne di nga ko am ci laadum bi di toog moom du ko am ci xaram maintenant nag ñu ngi ci benn processus d'amélioration bu xaw a sori tuuti nag bien vrai que àgguñ ci race mais nekk nañ ci benn processus d'amélioration bu xaw a sori buy tax ni boo jëloon 1000 kurkur wala 1000 azawat wala 1000 bali jël benn laadum sànni ko seen diggante yow mi xam xar sur rawatina yow mi def élevage laadum boo ñëwee di nga mën a seppi benn boobu noonu donc am na as tuut bu ñu am ci éléments yi nga xamante ni l'explication n'est pas du tout aisée nag kooku il faut le reconnaître mais ça existe quand même. Wally Mbodj naka waar Baaleb Tawféex yaa am jàmm bon liiruma xaw ma loo leen di wax ba nga wax lii xaw ma la leen wax ba ngay tontu lii exactement lii nga wax waa ji nii lii laa waxoon ci beneen groupe xar yu nekk ci adduna bi yëpp foo leen boole sànni ci laadum li nga ne kii mooy asawat kii mooy bali kii mooy xaru naar
kii mooy nangam kii mooy nangam kii mooy laadum bi loolu nag xaw ma lañ ko mën a tuddee man ma ne su ma neexee wax raas gars yi ne ma non doo wax raas man su ma neexee Sénégal laa damay wax ci Sénégal rek su ma neexee wax raas léegi nag su ma demee ci réew tubaab bi importe sama laadum bi teg ko foofu man maay fexe ñu gëm ko maay expliqué ba ñu dugg seen biir bopp yi waaw roof ko fa teg ko fa tubaab bi day indi benn affaire ñëw teg di expliqué yow nga yóbbu sa laadum mënoo ko expliqué mooy lan. Amady xam nga yow dafa mel ni dégluwoo sama question bi dama ne yow su ma parle d'un amateur dama la ne un éleveur étranger bu ñëwoon tey un éleveur tey étranger buy ñëw suy xool une race dafa am benn base moom bu muy ñëwee parce que c'est un éleveur bu xam lan mooy race bu xam lan mooy naka la yan critères la ñuy définir race et tout dama ne tey kooku bu ñëwoon tey nga tegal ko Saalum Saalum tegal ko Maïsra naka nga koy expliquer cette différence parce que foofu y a pas une petite variation c'est une très grande différence dama ne yow naka nga koy expliquer je te donne un exemple tey y a des moutons étrangers qui sont là tey soo ñëwee soo gisee les Dorpeurs sont là les Texels sont là les Black Sheep sont là les Île-de-France sont là loolu il peut y avoir des variations ci race yi des fois ci couleur yi yooyu loolu genre demee noonu mais tey si définition race ak caractère yi elle est authentique man foofu laay waxee moo tax ma poser la question bi ne la que ni tey su benn éleveur ñëwoon tey naka nga koy expliquer race bi loolu mooy beneen bi nga wax ni que ni tu as parlé de processus est-ce que dama lay poser question bi léegi est-ce que processus bi ñun bàyyiwuñu yoon bi parce que man je pense que su fekkente ne da ngay def élevage di jëm vers une race sooy def benn processus il faut que ngay sélectionner di bàyyi mais ñun depuis boobu ba léegi bàyyeeguñu dañuy sélectionner chaque fois parce que tey suñu ñëwee ci concours yaa ko sànq wax indil noo benn maal exemple jackpot nga ni yow yaa ko wax en sànq nga ni c'est le prototype du laadum du laadum idéal mais nga baal ma sama kii bi dafa dagg donc tout à l'heure tu as yaa ngi wane jackpot yow ci sa gis-gis c'est le prototype du laadum idéal pourquoi pas su fekkente ni tey yaa ko wax ne ñu ngi ci benn prototype bi dem pourquoi pas dire que ku liggéeyul xar bu mel nii wala bu ko jege su ñëwetee ci concours duñ ko nangu comme un laadum foofu la liggéey bi man laa war a gëmee ni que ni tey prototype bi tey wala liggéey bi commencé na mais tey kenn sañut ñëw indi xaru jàmbur bu jënd ko ay millions ñëw ci foire nga ni que ni tey kooku du laadum donc suñu bëggee benn mbir il faut que ñu ñeme ko d'abord ñu xam li ñu bëgg ba pare sànq gis naa luftu dafa mel ni bind na ko il faut que tey ñu xam li ñu bëgg buñ ko xamee ba pare nag après ñu segg mais nag kan mooy ñeme segg xaru jàmbur. waaw Serif xam nga àdduna moo tënkoon doon surtout ci cadre amélioration race yi ñu wax nii xëy na ay baat yi nga xamante ne mënoo koo yëkkati bu fekkente ne yenn conditions yi produit bi nga xam ne moom nga ko bëgg a booleel ci loolu amu ko comme tey xar yi tey laadum bi tey mënoo ne race la tant que amul yenn critères yi nga wala yenn conditions yi nga xam ne da koy remplir mais ci melokaan ci bind ci gis-gis jàpp naa ne am nañu seen màndargay bopp yi nga xamante ne donte ñoom ñëpp bokkuñu ko waaye ñoom dong ñoo ko moom. mais Amady même ku ko xamul soo ko xamul doo mën a wax ni kii mooy anglais kii mooy arabe mais di nga xam ne y a une différence entre ces deux races maanaam tu pourras les dissocier xam ne ñii ñaari races yu bokkul la ni ngi leen mën a dissocier noonu xam ni pur sang arabe nii même boo xamul ni pur sang arabe la xamoo ni kii pur sang anglais boo taxawee boo xoolee ñaari fas yi seen coupe seen forme seen chanfrein ni ñuy taxawee ni ñuy doxee ni ñuy koy yëpp di nga xam ne ñaari fas yi bokkuñu ñaari races yu ute la loolu nag laa la bëgg waxee ni que ni ki nga xamante ni tey dafay gëstu ci wàllu génétique ci wàllu race soo ko tegaloon tey saalum tegal ko Maïsra mooy la ñii ñaari races yu bokkul la. waaw mais seexu naa est-ce que xaw manqué jël jox considération liggéey bu gars yi def jackpot c'est le fruit wala c'est l'amélioration de Galactique autant Galactique bu mu ñëwee c'était Nations Unies sax daan nañu wax ni tey bu ñu amul su mënoon fexe ba répété xar yu mel nii xar yu mel nii baax na ñu dem ba dajeeg maal bu mel ni Galactique 174 kilos yi yemoon ñëpp carcasse bu mu yemoon ñëpp mu nekkoon benn cundum bu dugg ci 170 yi am yenn LCS ainsi de suite
léegi yaa ngi gis xarit yi ñu koy répété petit à petit xarit yaa ngi doon jege ci 165 168 ba nga gis na xarit instant yi ñoo ngi dugg ci 170 yi 177 ba baat record am jackpot ñëwaat répété pratiquement la même chose maanaam ñëw indi poids bi indi TP bi indi hauteur bi indi esthétique bi boo jëlaatee femelle yi nga gis ni am na beneen affaire beneen tendance buy dégagé wu ça veut dire que ni am na benn convergence bu am xëy na écart bu am diggante éléments yi convergé moo xawagul nekk éléments yi nga xamante ne taxaw nañ koo tàqali ko taqaloo trop waaye am na benn convergence bu am maanaam am na benn fenn fa nga xam ne ñoo ngi fay jëm ñun ñëpp te tôt ou tard léegi liggéey bi commencé feeñ. non Amady yow yaa ngi def amalgame man ñàkkuma jox respect gars yi liggéey bi ñu def je dis chapeau aux éleveurs sénégalais tey bu ñu demee ba liggéey benn xar bu am ay mensuration yu mel ni mu mel mais man je dis qu'on doit aller au-delà de ça ñàkkuma loolu laa wax bon tu as parlé de Nations Unies tu as parlé de dama ne su fekkente ni yow yaa wax sànq ne ni ñu ngi ci yoon bi ma ne yoon bi sooy dem ci yoon bi dafa am yoon bi dafa am lu mu laaj dafa am lu ñu koy liggéeyee liggéey boo gis dafa am lu ñu koy defee tey élevage ñun ñëpp xam nañ ni su ñuy dem vers une chose c'est vers des sélections yi naka lañ koy defee vers des concours su ñu ñëwee ci concours yi ba sélectionné li ñu bëgg dañu naan concours bii di ñëw lii ñu sélectionné tey jàpp ni mooy laadum fii ñu jëm ku indiwul lu mel noonu doo ci bokk et loolu il faut que tey ñu ñemee yegg ci loolu man loolu laa wax. Chérif dama defe woon ci caractère phénotypique yi ngay wax quoi maanaam bind bi coupe bi mais su fekkee ci mensuration ngay wax maanaam plus haut plus long wala bokk envergure bu gën a mag waaw kooku kay foo leen dugale xam ni parce que ci taay bi kese nga mën a sukkandiku mënoo sukkandiku ci leneen mais su dee ci màndarga yi relatif ci faneer yi nga xam ni moom ngay gis maanaam coupe bi design bi bopp yi port de corne beeg yooyu moom da ngay kii de parce que di nga retrouver yeen parce que dafa laadum bi lay dajale yu baari ci yeneen xar waaw tey bi génn beneen génn taay bi nag moom mën na nekk sukkandikukaay. ba pare dugalal naa la ñaari façon dugalal naa la pur sang arabe ak pur sang anglais tey ñaari fas yi ku xamul dara ci élevage soo leen tegee ne la ñaari fas yi bokk na ñu ne la bokkuñu coupe kii chanfrein bopp bi dafa damm kii bopp bi dafa nuux donc ñoom ñaar déjà ci chanfrein bi ci bind bi ci bàgg bi xam nga ni ñuy taxawee tout ça ñaari xar fas yi amul benn bokkuñu dara donc tey même ku xamul bu ñëwee taxaw dafa leen di gis ni à l'œil nu donc loolu xam nga du caaxaana Chérif yow kon ba léegi dégloo suñu ko sama question de man su ma ko xoolee xam ni laadum la man nga wax de wala yow mais dama ne beneen éleveur bu jóge feneen ëppoo ko xam-xam ci élevage xam na lan mooy élevage xam na lan mooy règle élevage xam na naka la ñuy xayma une race tey bu ñëwoon Sénégal parce que ñun ñëpp ay Sénégal la ñu ay nit ñëw nañ Sénégal ànd nañ ak ay nit ay tubaab ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay éleveurs la ñoo dugg si bergerie mais question bi ma la posé nii moom mooy première question bi ñuy posé wu ñoom ba ñoom du xaj seen bopp parce que tey élevage règle universelle la am élevage defee wuñ ko ci Sénégal kese ci àdduna bi yëpp lañ koy defee mu am benn règle boo xam ne àdduna yëpp dañ cee ànd ñun nag ñu bëgg génn ci règle boobu noonu moo tax may laajte question bi may laajte moo tax ba léegi tontu ci sama réponse si sama question boobu du moins. non Cheikh naa yow yaay ne amal gam ak loo ñàkk reconnaître laadum bi tey gëmal ni wala jàppal ni les gens ils ont travaillé sur des étapes différentes jamono ñoom masi vieux masi ga ñing jamono ñoom pas Sada Si jamono ñoom pas Kiifa Guèye ak suñu jamono ji da nga xam ne am na ay variation yu mag a mag ci li nga xamante mooy liggéey bi sans pour autant nag mu am benn concertation sans pour autant que nit ñi officiellement ñu décliner benn feuille de route mais bu njëkk mag ñi daan nañ dem Mali indi dara dem Mauritanie indi dara bu ñu liggéey tuuti dugalaat bali bi bu ñu liggéeyaatee tuuti dugalaat leneen bu ñu demee ba am benn acquis par rapport ak bopp bi par rapport ak rëyaay bi par rapport ak kees gi nga xam ne lii liggéey nañ ko dëggu na ñu dugal jëlaat ci leen fexe ba yokk patu xari fexe ba yokk LCS su xari ay procédures yi nga xamante ne officiellement nekkul luñ bind ci kayit nekkul li nga xam ne nit ñi dañ koo décréter liñ mais
nang nit ñi ñu ngi doon converger ci loolu te liggéey boobu moom moo dëggu tey liggéey moom moo waral d'une foire à une autre d'une saison à une autre maturation xar yaa ngi yokku loo bëgg di seex na. xam nga aussi ki lay laaj pur sang anglais kii ak ki lay laaj pur sang arabe nii muy mbóoj mi di wax ak yow au moins xanaa kay débat moo demee noonu moo tax ma lay laaj mais xam naa ci as tuut da ngay comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais entendu pur sang anglais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de pur sang arabe ou autre bu gisee ñaari fas yi xëy na xalaatam mën na dem feneen ba keroog ñu koy expliquer foofu lay wax ak yow laatu bi am na li nga xamante ne boo ko expliquer nit da koy comprendre sa entourage direct dañ lay naan lan mooy laadum wala lan mooy lii mais boo commencé expliquer am na yi nga xamante ne nag ci tàng-tàng mënuñu ko comprendre waaye am na élément yu basique yi nga xamante ne boo koy wax ñuy xam ne ah wax nga dëgg lii am na différence par rapport ak xaru tabaski bu ñu fekk dara. non mais El Hadj mandarga tay si mandarga la bokk ci race tey race yi boo demee nañ la naan que ni ñu ngi mesurer entre tel à tel tey jii moo tax ma ne ko man xam nga moom mu ngi koy wax par rapport à une autre race man dama ko ne par rapport à notre cheptel national bi nga xam ne moom la ñu recensé si Ladoum tey soo duggee ci biir mbaar yi tu remarques une variation une très grande différence entre nos sujets man je parle de suñu xar yi ñun li ñuy wax ñun Ladoum da ngay dugg ci baar nga fekk fa juróomi xar yoo xamante ne tey boo indi woon nit teg ko mooy la ñuy bokkuñu dara man ci suñu biir xar yi laay wax ci suñu biir gétt yi ma jox la exemple xar bu mel ni Maïsra ak xar bu mel ni tey Saalum Saalum soo leen tegoon bu fekkee da ngay waxal sa aqulaay taalaa rek ngay wax ni que ni race dañoo war a nduróo ñaari xarit nduróowuñu dara laa la wax. mais Amady dama ngay nga xoolaat sama question bi man sama question waxuma la benn amateur koo xamante ni dama ne un professionnel de l'élevage laa la wax dama la ne un éleveur bu jógee Canada wala mu jógee Afrique du Sud wala mu jógee Maroc wala mu jógee France laa la wax tey soo boole woon ñeenti dëkk yooyu noonu yëpp nga indi leen boole leen ay jël ay éleveurs ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ seen xam-xam dafa màcc ci élevage nga jëlee kenn ki Maroc tey Maroc liggéey nañ une race la race Sardi boo demee di nga xam ne kii race la boo xamante ni marocain bi tey ñun duñu ay dof ay éleveurs lañu nga dem jëli ji tey ku mel ni tey benn sud africain liggéey nañ race bu mel ni Dorpeur tey nga dem Canada yàlla Dorpeur canadien tey nga dem France yàlla l'île de France yàlla Black Sheep yàlla d'autres races tey ñooñu ay borom xam-xam la dama ne ñooñu boo leen indi woon tey dugal la sa biir mbaar teg fa Saalum Saalum teg fa Maïsra bëgg leen expliquer ñaari benn race la noo leen ko expliquer laa laaj. Amady ziar naa la noo def mbaa ngi ci jàmm damay xaw a njort tuuti tamit da ngay fàtte ni li nga xam ni moo tax dëgg-dëgg ñuy wax race pure waaw dama mel da nga koy omettre la di tax dëgg ñuy wax lii race pure la lee du race pure c'est-à-dire produit de croisement la ak race pure la ñaari mbir yoo xam ni bokkul la. non merci beaucoup El Hadj man je pense que man ak Amady xam naa ni peut-être que dafa dégluwul sama question wala dafa comprendre sama question wala dafa ko buggut a comprendre parce que je pense que Amady Mbodj c'est un intellectuel xam naa ni fi ñu toll nii forme de communication moo demee noonu di ñàkk bañ a comprendre lu fekk na comprendre na fekk na dafa bëgg wax ci li mu bëgg wax mais li nga wax nii moom jàpp naa ne tënk na wax. waaw mais xam nga ñi ngay cité ñii ñëpp ay professionnels lañ ci domaine bu ñuy exercer wu mooy race Sardi bi mooy Dorpeur bi mooy Charolais bi mooy leneen la particularité du Ladoum mooy que ne benn c'est pas encore une race officielle wala officiellement reconnue ñaareel ba ñàkk am reconnaissance boobu mi ngi tàmbali ci ay critères yi nga xamante ne d'un mouton à un autre dañ koy faral di observer particularité boobu rek mën nañ ko convaincre ci nit parce que boo nee magistrat ne Saloum Saloum mais boo ne Saloum Saloum indi Picasso indi Mourik Sadi indi ainsi de suite loo fa expliquer nit kii da koy dégg boo ne Cheikh Diop indi Boltu indi yeneen kii ainsi de suite indi ay King Fat ainsi de suite loo fa expliquer waa ji da koy dégg boo ne booy séeréer indi ado indi Nations Unies indi rafet naa ainsi de suite loo expliquer waa ji da koy dégg danga koy xamal ni dafa am benn particularité bu am suñu xar yi te particularité boobu moo tax nekk gu race mooy la différence qui existe visuellement ni wala ci phénotype. waa Cheikhouna
waaw kooku je confirme ah je confirme c'est-à-dire disparité bi am ci biir cheptelu laadum yi moo lay wone manquement yi am ci biir sélection bi c'est tout amul leneen ak aussi divers apports yi nga xam ni nit ñi def nañ ko sans pour autant bu nekk loo xam dañ ko yëgoo tey soo jëlee Saalum moom magistrat seen bopp yi bokkul kee chanfrein bi dafa busqué bopp bi longiligne Saalum ngan di bopp la yor mu convexe port de corde bi bokkul à part couleur noire yiñ bool taille yi duñu bokk c'est-à-dire envergure yu bokkuñu kii loosam dafa dem yaram bi gudd kii dafa mel ni am une forme bréviline Saalum dafa am une forme bréviline soo jëlee magistrat que bi en foyer la Saalum génn gi dafa dijji wàcc directement nga xool strio yi di am ci kanamu Saalum bi amul ci magistrat forme bët yi niñ koy tourner genre yooyu donc loolu moom y a pas à dire quoi loolu moom et si yeneen ak yeneen xar boo defee la comparaison da nga naan bokkuñu dara loolu moom c'est sûr et certain mais dafay témoigner rek manquement yi nga xam ni am na ci biir sélection bi. Amady xam nga yow yaa ngi commencé segg c'est bien le fait que nga commencé segg léegi ñemeel jël responsabilité ne ci ñooñu noonu nga wax kan mooy le prototype du laadum bi nga xamante ne moom la éleveur di fii parce que élevage segg ci la mooy sànq li ma la il faut que tey nga mën a segg li boo liggéey benn instant nga segg ne lii soxlaatuma ko lii laa soxla man fi ma jëm di ko wax mooy que tey fi nga xamante ne yaa ko wax vous êtes les éleveurs sénégalais sont des professionnels ay borom xam-xam ñoo fi nekk tey fii élevage bi nii tey boo ko génne woon tey mën nga fi génnee loo xam te ne mën nga fi créer benn gouvernement ñu yor réew mi parce que ay borom xam-xam ñoo fi nekk ay administrateurs civils yu mag ñu ngi fi ay juristes ñu ngi fi ay commerçants yu mag ñu ngi fi ay lu nekk ngi ci biir groupe bi loo xalaat mu ngi ci biir groupe bi donc tey ni marocains yi mën a créer une race bu ñu homologué accepté ko muy sardi ni sud africains yi mën a créer ci xaj yi la boor chèvre boor le dorpeur ci xar yi yeneen dëkk di ko institué ko rek mais loolu ñun war nañ mën a yegg ci loolu suñu ay compétences war na sax mën a dépasser loolu man foofu laay waxee. non Cheikhouna c'est-à-dire soo leen di waxee ni leen nii c'est une même race ils te diront que da ngay wax lu la neex noonu dañ la koy waxee ah noonu dañ lay ko waxee parce que loolu c'est pas possible il y a trop de différence pour man le problème sera simplement nga bëgg leen wax leen race la il faut simplement leur dire que waaw c'est un produit issu de croisement après là y a pas nga fay nekk di expliquer patati ou patata dugg waxal guddal explication ils vont comprendre difficulté bi mi ngi am soo leen bëggee gëmloo ni lii c'est une race pure kooku moom danañ la dóori yat. Merci beaucoup Louft man vraiment en toute franchise man je suis en phase ak yow et man je pense que tey su fekkente ni bëgg nañu liggéey dans ce sens maanaam créer une race donc xalaat bi ci yii lañ ko war a jëmale débat bi ci yii la war a tegu naka la ñuy def ba yegg ci lii donc je pense que tey foofu la ñu war a toll su fekkente ni nag laa wax parce que tey est-ce que loolu lañ bëgg est-ce que loolu tey buñ ci yeggee na arrangé éleveurs yi parce que tey dem ba yegg ci foo xam ne dañ naan que ni xar yëpp tey ñoo yem ñoo bokk su boobaa xar yi est-ce que variation na am ci prix yi est-ce que xar bi na mën a jar 20 millions bi mën a jar yi yooyu ce sont des réflexions yoo xam ne c'est à mener naka la ñuy def ba nga xamante ne tey loolu noonu yëpp dina exister donc débat bi foofu la war a nekk yan yoon la ñu war a jaar mais ak nii ñun kese nii éleveurs yi di kii tey man je vois que tey élevage bi tey même les généticiens ne parlent pas tey suñu groupe yi amul ay généticiens yoo xam ne tey ils parlent de génétique fii ñun lépp lu ñu wax dañ koy wax ci suñu bakkan ak ci tendance tey bu ñu sopp daganal ko tey dañu tendance bay nekk fi ñu sopp ko ñëpp daw vers tendance boo ñëpp dem vers ça mais tey il faut que tey ñu impliquer des généticiens pour que tey au moins ñu mën a xam tey génétiquement fan la suñu xar yi toll ak naka la ñuy def ba xam tey suñu génétique bi mu homogène parce que tey suñu xar yi génétiquement ils sont hétérogènes léegi naka la ñuy def ba homogénéité boobu noonu nekk suñu xar yi loolu nag il faut que ñu impliquer ci tey généticiens yi foofu nag bon association yi nag ak éleveurs yi ñoom ñooy xam li ñu bëgg liggéey vers la ñu bëgg non élage duñ la gëm parce que li nga lay wax ñoo la ko gën a xam parce que yow étape bi nga toll ñoom jaar nañ fi ils ont créé des races donc bi ñuy jaar ci création race boobu ils ont fait des métissages comme ñun fi ñu toll nii ñoom jaar nañ la fa ñoo la gën a maîtriser li ngay def nii xam nañ ko ba pare parce que jaar nañ fa képp ku créer race
fi laadum bi di toll nii mutation bi à travers métissage yi muy def nii tubaab yi jaar nañu ci. donc tey soo ko bëggee tegal loo xamante ni di ko wax loo xamante ni te moom da lay comprendre lan mooy waral mutation parce que moom liggéey na ba pare yow yaa fay nekk di ko jéem a convaincre mais du la gëm day xam ne yow li nga xamoo ko sax. non Chérif lu leer nga wax sens boobu lañ manqué lu nga ko wax doyen Lamine Diop macha allah xam nga yàlla bu la may sens des fois yenn mag yi ngay waxtaan ak ñoom bu ñu waxee ba bàyyi da ngay xam ne ñii nekkate coono gu ñuy daj ñii ñëpp des fois loolu laa koy tooñee man ak yéen ko teg parce que ñoom depuis départ bi bu yàlla defoon rek ñu tàmbali woon bind génération bu ñëw rek bind as tuut bàyyi fam no kon instant bi waxatuñ lii de te di nga gis ni bëri na yi nga xamante ne peut-être ñu xamut ñooy jàpp ne dañ koo tandus wala dara waaye ñoom seen aqulay taala xam nañ ni loolu xam-xam la mais foog nga am sens waxtaan ak nit ki foog nga am sens toog ak nit ki foog nga am sens aussi xam nit ki du muy wax ak yow sax déjà. Alaaji Njaay nagam non omettre ma ko de dama koy mettre en parenthèse rek ci procédure bi ci procédure bi d'une part d'autre part ci càppaandaw gi également ñaar yëpp da ngay xaw a cof fii xalaat fële xam ndax comprendre que fi li ma bëgg a wax. waaw Cheikh naa tontu naa la déglu bu baax la ma la wax déglu bu baax la ma la tontu xëy na kay yow li nga bëgg a dégg doogu nga du dégg na parce que yow instant yi lan ngay xaar mooy que ni du ma am benn argument bu mu koy wax ne kii ak kii ñoo bokk wala léegi ñoo bokk loolu ngay xaar mais c'est pas comme ça le laadum dafa yaatu. Amady du question de tandu tu sais même la nature fait les choses gis nga le métissage doomu aadama créé wu ko yàlla moo ko jàngale moo tax yàlla di wax ni que ni xaatal leen ci xaalam bi pour mën a créer lu similaire ak li ma amal même les graines dama la bëgg xamal ni tey la semence jiw yàlla moo ko jàngale je te donne un exemple garab day ñàkk am benn fruit day ñàkk am Sénégal fruit bi di saxee Éthiopie benn picc lekkee ko Éthiopie naaw ñëw deesee Sénégal mu taw graine bi génn ci biiram mu taw mu nekk semence garab bi sax fii donc yàlla mu ngi jàngale foofu noonu nit di seetlu loolu di gis ni lan moo graine bi ni mu amee mu am fii noonu la nit di amee benn moment benn point d'eau buy am ci at bi xar jóge Mali nekk bali xar jóge Sénégal ñoom ñaar ñoom di uti ji ndox bii chaleur bii tëb ko bii ñibbi am beneen xeetu doom bii ñibbi am beneen xeetu doom nit bi ne ah bon kon su ma boolee lu bokk la bokk léegi donc foofu noonu yëpp dañ ciy jàngee li nga xam ne moo am ci laadum yëpp que ñu bind ko ow ba ñu bañ ko bind mu ngi nekk ci bopp éleveurs yi xam nañ ko tey bu ñu ko bëggoon bind tey bind ko man sama loolu kenn waxut ni mag ñi liggéey jool lañu tàndu mais je dis que liggéey bi su fekkente ni dañu bëgg dem vers une race dafa am yu muy laaj mooy cette sélection et cette rigueur foog mu am man loolu laay wax ba pare wax laaj ba pare poser la benn question par rapport à notre race tey boo ko expliqué naka nga expliqué ba léegi joxoo ko mu explication bu valable bu mu mën a téye loolu rek la débat bi mais débat bi nekkul pour ŋàññi li fi mag ñi liggéey ou autre ñun ñëpp xam nañ ne mag ñi liggéey te nangul nañ leen kon nangul leen mu ko moo tax ñu nekk ci. waa Cheikhouna loolu moom jàpp naa ni par rapport ak ñu mbooloo mi toll moom loolu nekkatul liggéey moom bu mbooloo mën a def waaw parce que y a trop de disparité suñu ni woon loolu la ñuy def mbooloo du ko mën a defandoo quoi amaana benn nit ñaari nit ñetti nit groupe de personnes mën nañ essayer jéem a def loolu mais xam nga liggéey ci sélection pour créer une race moo nekk lu méttee métti loo xam ni ay année la ay moyens yu conséquent la parce que tey imagine nga def benn sélection sur 10 wala 20 sujets amaana peut-être ñaar wala ñett nga ci am ñoo xam ni remplir na cahier de charge bi nga def nga war a éliminer 17 wala 15 mi ngi noonu quoi waaw mi ngi noonu loolu moom mooy nekk problématique bi donc mbooloo mi ku nekk jënd na selon prix yu cher prix yu tane prix yu yomb ñëpp yor laadum donc tey ñooñu bu fekkee ni tey da nga leen bëgg da nga leen di tegal beneen schéma de sélection boo xam ni comprendre uñ ko et sachant que jàpp naa ni li ci ëpp doole dina bokk li ñuy wax ay mensuration il faut simplement nga xool disparité yi am ci foire yi
foire yi tu as 20 mâles 25 mâles 15 mâles 19 mâles 30 mâles yu dugg sur x sujet waaw da ngay jàpp ni ñi dugg ñooñu daanaka soo defee seen moyenne bi du nekk lu extraordinaire trop te ñooñu ñooy meilleurs yi d'habitude yi nga xam ne ñoo tase foofu donc pour dire que ni c'est du lu yomb moom du lu yomb pour mbooloo di ko wéyandoo waaw c'est comme déjà yi gën a simple rek day indi ay problème waxuma la ak nag lu toll nii